أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون mbokk yi Sénégal ñu ngi leen di nuyu ci nuyoob lislaam di jiital ci nuyoo bi kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di nuyu sénégalais yépp fu ñu mën a ne képp kuy dégg suñ kàddu rek ñu ngi lay nuyu. tey nag xam ngeen ni dañoo am kenn ko xam ni ku amaloon njariñ réew mi la waaw ku amaloon njariñ réew mi ci taxawaayam ci wàllu wi mu féete woon mooy sunu baay sunu kilifa sunu waajur alxaaji Tafsir Sakho moom la ñu fanaane mën nañ ni sax dañoo fanaan ndax démb la faatu ginnaaw timis bi ñu yeewoo moom la ñu yeewuwaale waaw li ñuy njëkk a def wala ñuy sori ci waxtaan wi mooy jaale ko sunu sëriñ sunu kilifa sëriñ Babacar Sy Mansour hafizahullah waaw xam nit kuy jaale rek moom nga war a jaale parce que ñun ñii li ñuy nekk xale dañoo judd rek gis leen ñuy ànd loolu moom mën nañ koo seede buñ ko jaalee sëriñ Babacar Sy Mansour jaale nañ ko umma bi yëpp parce que umma bi moom benn la umma islam bi moo fi nekk leneen nekku fi tarixa yi day dugg ci biir umma bi jaale ko sëriñ Muntaqa hafizahullah jaale ko xalifa généraux yi nekk ci réew mi yëpp maanaam pouvoir spirituel bi fu waay mën a nekk ñu ngi la koy jaale di ko jaale fameem ñu sant Sakho waaye di ko man mii mën naa koo jaal sama bopp parce que man sama ndijaay la sama papa la waaw di ko jaale njabootam yëpp daawuñu sax am habitude nit di faatu ñu ci waxtaan mais jamono moo ko laaj tey parce que alquran moom waxoon nañu ni bu ngeen gisee lu baax na ngeen ko seede yàlla moo ñu waxoon ci alquran ni wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu asimun qalba yàlla nee na bu leen di nëbb seede waaw bu leen di nëbb seede ndax nëbb seede rawatina seede bu rafet dafa bokk ci bàkkaaru xol yi te xam ngeen ni bàkkaar yépp bàkkaaru xol moo ci gën a garaaw waaw bàkkaaru xol baaxul ndax bàkkaar ñaari façon la am na bàkkaaru cër boobu garaaw na torop mais bàkkaar boo xam ci xol bi la ne lu mel ni kiñaan yooyu bàkkaar la yoo xam même booy nelaw sax dañ koy bind yàlla nañ ci yàlla musal alquran waxaat ñu ni wa ma shahidna illa bi ma allimna waaye nag lu seede bi neex ak lu wax ji bari bu leen seede lu ngeen xamul comme ni ko sénégalais yi di defee Sénégal bu nit faatoo ñëppay taxaw di wax loolu nag na fekk rek nga def ko lii ñuy wax daf ñoo leer ni kii ñuy waxal réew mi yëpp dinañ ni lii ñuy wax dëgg la ku ñu dégg di nga xam ne li ñuy wax dëgg la sunu kilifa alxaaji Tafsir Sakho dundam yëpp ci jàngale kan mooy yonent bi ci la ko dépensé waaw dundam yëpp ci jàngale kan mooy yonent bi ci la ko dépensé jaarale ko ci mbindum Cheikh Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu anhu parce que Seydil Hadji Malick da daan wax ni man de sama kër mënumaa fexe ba ñëpp sant si loolu la daan wax waaye mën naa fexe ba ñëpp bëgg yàlla te képp ku waxal yàlla te parparloo woo xam ni Seydil Hadji Malick tey ñi sant si yóbbuluñu dara ñeneen ñi ci bëgg yàlla ak bëgg yonent bi ak bëgg tarixa Cheikh Ahmad Tidiane
ci ku xam tarixa bi laa wax de. kon sunu waajur woowu dundam yëpp ci xilaasu zahab la ko dépensé. ñu ngi koy jaale xilaasu zahab tey xilaas su zahab bokk na ci ñi ñàkk waaw ñu ngi koy jaale kutubu tafsir yi waaw waaye ñu ngi koy jaale alquran ci boppam waaw di ko jaale biographie yonent bi maanaam siira ci boppam d'une manière générale waaye rawatina biographie yonent bi ñu ngi ko koy jaale parce que fu ne tàntal na fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala boog fu bari mënuñu ni wax na fu ne sax waaye fu bari ci réew mi tàntal na fa yonent bi ànd ak kook sunu kilifa Serigne Babacar Sy Mansour waaw ci réew mi ak ci bitim réew nit nag amul lu dul lii nit amul lu dul wane ginnaaw nit ñi wax ci moom li ñu xam ci moom waaw rawatina nag am na ko xam booy wax ci moom day yomb parce que li ngay wax doo ko inventé waaw kon ñu ngi koy jaale Saalum yëpp nag parce que ñun ñii ñëpp nga gis ñu sant Dramé ak Sakho Saalum lañ jóge Dramé Sakho Cissé ñu ngi koy jaale waa Jaamal waaw Pire Andulaay gëm a dëkk parce que ñun ñoo bokk ay maam ñun ñu ci bari diine rek rëccal sunu diine moo ñu indi Kajoor ñenn ñi Cheikh Seydi Hadji Malick téeleen fi moom maamam di Tafsir Sakho biñ ko tuddee dafa bokkoon ci ñi àndoon ak Cheikh Seydi Hadji Malick ba mu réussir mission bi mu réussir parce que Seydi Hadji Malick mission dafa am ñoom ko àndaloon ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam amoon ay saxaaba ba réussir mission waaw ñun ñi ñëpp suñ maam yi loolu moo leen boole woon ak Cheikh Seydi Hadji Malick parce que dañoo gisoon ni mag ñi daawuñu parparloo comme li xew ci jamono ku ne bëgg a nekk sëriñ loolu léegi rek la xew mais mag ñi dañ daan gis ku leen doy ñoom ñëpp ñu ñëw jaayanteeg moom du tere ku ci ne jox sa morom cër mag ñi noonu lañ àndee woon mais léegi li xew léegi ñëpp bëgg a nekk ay sëriñ looloo tax problème am na ci réew mi wala ñëpp même bu ñu ñëpp mënuñoo nekk sëriñ wala ñëpp bu ñuy nekk sëriñ it dina am kuy coordonné mais waaw loolu feebar la boo xam ni dinañ ci indi yeneen i waxtaan mais almuhim liñ bëgg a wax rek pour tënk mooy tey xadara bi ñàkk na koo xam ni ku foor ci ñun la ku ñu marqué la ci jàngale dundug yonent bi sallallahu alayhi wasallam te mënoon ko lool amoon pédagogie waaw fexe di reetaan loo nit ñi di def ci ñoom xam-xam te loolu sunna la yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na ko def waaw hadis wane ne ni yonent bi kaana yamzaxu wala yaqulu illa xaqa waaw yonent bi daan na wax ak yow di la reetaan loo waaw di la reetaan loo waaye nag du wax lu dul dëgg waxuñu comédie comme ni mu xewee mais reetaan loo nit ki fekk dafa am message boo bëgg a def ci dënnam moom da amoon na ci pédagogie kon pour résumer ñu ngi koy jaare réew mi yëpp di ko jaare église bi parce que réew mi ñun ñoo ko bokk réew mi ab république la ñu nekk fekk ñoom ñu respecté leen lool dëkkin defaraay maanaam dëkkin wi rafet di ko jaale tamit autorité yi parce que ñoom yàlla moo leen fi teg ñu jiite ñu waaw loolu la yàlla def kon ñu ngi koy jaale président Macky Sall ak gouvernement bi yëpp mais di ko jaale umma islam bi yëpp nag waaw di wax ni dinañ ñëwaat ci moom ci yeneeni waxtaan parce que nag ki ñu perte tey kenn la koo xam ni maanaam benn pilier la ci umma bi waaw parce que nit ñi bu ñu xamee yonent bi rek xam l'islam waaw Seydi Hadji Malick nee na wa ma xalaqa arrahmanu siwa sayyidil mahmudi huwa habibu wala wax yàlla li mu bind yëpp bind ko ngir boppam daf ko bind pour teralee ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw daf ko bind pour teralee ko yonent bi kon ki nga xam ni dundam yëpp ci jàngale yonent bi la ko defoon di sunu bàyyi Tafsir Sakho buñ ko ñàkkee jaadu na ñun ñi nga xam ne ñu ngi nabi di góorgóorlu di jéem a roy ci ñoom parce que nag
mbokk yi mag ñi li ñu war a def nañ ko de am nañ taxawaay ba réew mi agsi fii ñun génération bi ñoo war a jël suñuy responsabilité ci taxawu réew mi nag du dara lu dul wax dëgg man loolu laa gëm de man te kenn mënuma cee jëlee Cheikh El Hadji Omar Fouti yu sëriñu suñ sëriñ ñun parce que képp ku aju kër Seydi Hadji Malick mooy sa sëriñ moo wax ni ma afsada diina siwal muluki waaw wal ulama i suu i bil fuluki waaw diina ñaar ñoo koy doxal bu yàqoo ñoo ko yàq bu defaroo ñoo ko defar ñooñu mooy lan le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel ñooñu bu ñu taxawee rek am taxawaay lu bari lu nar a yàqu du yàqu kon ñu ngi leen di soññaat suñu bopp di soññ sama génération ñu gën a am taxawaay ci réew mi ak ci diine ji parce que ma daaneel am na benn waxkat bu mag bu ñuy wax Frantz Fanon waaw Frantz Fanon disait chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir waaw di wax ni bëgguñu guddal waaye nañ am taxawaay mag ñi def nañ li ñu war a def ñun nañ am taxawaay gëm ni yàlla moo yor wërsëg yi kenn mënu fee dundal nit te neexul yàlla inna allah huwa razaq waaw ñu ngi koy jaale famille Sakho yëpp ñoom Mbay Sakho Serigne Babacar Sakho Xaasim Sakho ñoom ñëpp suñuy waajur lañ ñu ngi leen koy jaale waaw ko jaale sunu lijaay Serigne Mansour Cissé waaw di ko jaale ñëpp parce que bëgguñu dugg ci lim mais buñ tuddee Serigne Babacar Sy Mansour rek yóbbaale na ñëpp géew in uridu illa al islah wa ma tawfiqiya illa billah wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu